yu dee média yi ngir nag xayma li fi am ci wàllu ko matériel ci wàllu ko fisc bi nga xam ni lu ëpp 2 milliards ci suñuy koppar la ñuy sàkku groupe des médias fay ko ni ki impôt kon xibaar bi moom moo di jamono ji may àddu ngeen di teewlu patron de presse yi daal dina ñuy seeti Bougane Gueye Dany ña nga ca cité góor gi di amal waxtaan ak moom. ñu wax ci leneen mu di coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko mouvement touche pas à ma sœur jàpp ne ak njàqare la ñu am ci ëllëgu ko Adji Sarr jamono ji nag taxawu dëgg la xale bu jigéen bi laaj muy sàkk ci ñi nga xam ne ñoo yor àtte mbir mi di autorité judiciaire bi ñu daal di nag taxaw ci bile dossier ngir procès bi am nu mu gën a gaawee ngir dëgg nag mën a jub ci diggante ñoom ñaar ñoo ñee kan moo cay wax dëgg ku cay wax safaan Ismaïla Kombi moom mooy njiital mouvement touche pas à ma sœur ñu teewlu ay kàddoom ak Alassane Balde. li naxarlu bu baax a baax li nga xam ne nit ñi jàpp nañ ni Adji Sarr dañ ko jàpp tënk ko ci benn bërëb dañ ko confisqué moom sax ak àqam ak yelleefam mbir mi nga xam ne sénégalais yëpp a ko seetlu te dara waru ko mën a tax moom du dellu ci njabootam du dellu ci famiyam du dellu ci ay mbokkam loolu war la xam nañ ni dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr du yëfi caaxaan parce que mbirum awra tax na fukk ak ñeent ci ay nit ñàkk ci seen bakkan tey atte bi nga xam ne moo war a dox ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr sénégalais yëpp a koy xaar te dañ ko soxla dañoo bëgg a xam lan moo xew ci seen diggante bañ nekkee ci néeg boobu wala bañ nekkee ci salon de massage boobu waaye teewul ñu ngi naqarlu liñ ko téye état du Sénégal moom lépp loo xam ne dal na Adji Sarr même ba ci wàllu feebaru xel ak lu mu mën a doon dinañ ko jàpp comme responsable te dinañ ko porter plainte. waxtaanee wér-gu-yaram bi yoon ak itam lu jëm ci épidémie dengue bi nga xam ni amoon na ca Richard Toll médecin chef ba jàpp ne maîtriser nañu ko ndax xam nañ lan moo waroon wopp googee doon dal di law jàpp nañ daañu amal ay opération ci wàllu poudre gi ak yeneen ngir nag dakkal wàllante gi fàttale ni it kon lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci test la ñu amal ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci ñëw am boobule wopp docteur Aliou Mbacké ñu teewlu ko ci téléphone la ko Younousa Baldé woo. loolu nag bañ ko amee tax na aussi ñu tàmbalee def ay gëstu ci lan moo waral lii ba tax na foofee ñi nga xamante ni mooy Rosso fa la njëkk am kaa yi njëkk gis nañ nit ñi seen dëkkuwaay yi seen ni ñuy dundee donc ak nit ñi aussi ndox yi ñuy taajal ak ndox yi nga xamante ni setul ak léeg-léeg ñàkk cet ko am ci yenn gox yi tax na ñi fi mu ne nag ñi ngi waaj a tàmbalee nag def ay activités. opération yooyu démarré na wala tàmbaleegul. opération yooyu tàmbaleeguñ ko dëgg-dëgg ndaxte dañ bëggoon am lu wóor ci lépp xam fu feebar bi nekk xam fu kaay nekk. est-ce que situation bi maîtriser nañ ko. wax ci situation bu maîtriser moom boo ko bëggee wax ci wàllum épidémie mooy day fekk nga xam kaay fu ñu nekk xam fu ñu dëkk xam aussi lan mooy waral feebar bi loolu yëpp fi mu ne xam nañ ko. ñu waxtaanee lu toll ci juróom fukk ci médecin yoo xam ni it war nañoo bàyyi ko ci juróom-ñaari dëkk yu sofantikoo ci dénduk Afrique ngir ñëw nag fii ci Sénégal ñu tàggat leen ci lu jëm ci woppu drépanocytose fukki fan ak juróom ci weeru novembre la mbir yi war a amee ci noonu it ñu daal di xam ne nii kuréel gu duppee DREP Afrique fas na yéene dugal loxoom ci xeex wopp joojee di drépanocytose ba noonu ñett ci appareil yoo xam ni it concentrateur d'oxygène la jébbal nañu ko Albert Royer centre bu transfusion sanguine bu Ndakaaru waaye tam bu Saint-Louis ay taxatu ay chaîne ñi ngi ciy leeral. feebaru deret bu jëkk ci àdduna wërngal këpp drépanocytose dina jàpp 17 millions nit ci Afrique ay médecins spécialistes dinañ leen former ci Ndakaaru. muy formation boo xam nag dañ ko booleek li ñuy wax université bu Paris ak université Cheikh Anta Diop. ëllëg dañuy spécialisé wu ci drépanocytose ndax ñu gën ko yaatal. DREP Afrique may na kuréel bile ab concentrateur d'oxygène. yi ay condensateur oxygène la. benn bu ci nekk boo ko xaymaa daanaka 1000 euros la. donc bii ñu indil ko fii USAID fi nga xam ne fi la ñuy toppatoo xale yi nga xamee dañoo amee drépanocytose. dinañu amal ab campagne ngir yombal hydroxyurée bi ñuy jëfandikoo. ñu fexe ba ñun malade yi nga xam dañuy soxla garab boobu ñuy wax Hydrea ñun ñu koy wàññee ba kenn ku ci nekk sa loo am rek war koo mën a jënd ndax dafa bokk léegi ci lii wàññi métitu drépanocytose ndax ku xam drépano xam ni feebaru métit la. lëkkaloo bi lee diggante DREP Afrique ak kuréel bi xeex feebaru drépanocytose dina tax ba prise en charge drépanocytaire yi ci Sénégal dinañ ko yokk bu baax.
année bi yoon wàllu ko politique ak itam ñi nga xam ni ñenn ñuy voté fii ci Ndakaaru tëllal nañ leen suñu ko micro ngir xam naka la ñu gisee candidat yi nga xam ni soobu nañu ci wàllu élection yi ñu war a jublu ñoom nag jàpp na ni candidat yi bari na lool waaye gisuñu ci kenn koo xam ni dëgg-dëgg wan na leen programme boo xam ni doy na leen la ëpp ci ñoom du yitteeg saafara jafe-jafe waa Ndakaaru waaye jël poste maire bu Ndakaar bokku na ci yitte yi waaye ñu yor seenu carte das fanaanal di xool fu war nañ di mujjee gi gëtëm reportage la bu Tidiane Diallo ak Germaine Dior. électoru mairie bu Ndakaaru kontaanuñu ci coalition yu bari yi. Sénégal daal dafa changé dafa soppi carrément affaire yi yàqu ñi nga xam ne ñoo bëgg dëkk bi mën cee yëngatu dëggantaan ñooñu kenn gistu leen dañu waxati parce que mënuñoo bokk ak ñii terrain politique c'est pas possible parce que ñii ay kaymaa lañu. que li ñu wane nii du seen cër ñoom ñoo waroon wane le bon exemple jox nit ñi seen gëdd parce que nit ñaa ngi toog. di leen saytu di leen xool vraiment am na tiraillement yu bari yoo xam ne ni lii waruñu koo def lii du seen cër. ñoom ñi le dañoo jàpp ne coow lu bari ci biir coalition yi seen intérêt bopp kese la ñuy ut. bëgg seen intérêt bopp rek ngay gis ñuy wax képp ku fi taxaw di mbeppi sa bopp nga fi nekkal nekkuloo fi sénégalais yi. tuubal du am les femmes sont plus honnêtes que les hommes man maa la wax loolu les femmes sont plus honnêtes. ñoom ñoo gën a jub ñoom ñoo gën a wóol ñu dénk leen mbirum ville ou bien même bu dee réew la sax les femmes sont plus honnêtes. tamit waa ñi xëccoo mairie yi dañu war a bëgg bu ñu bëggee tey population yi topp leen dañu war a nekk ci service population yi. ñoom ñi la di xamle ñu ngi observer situation bi te ñu ngi xaar jour vote bi ngir sanctionner ñiy saaga ak ñiy créer fitna. mouvement bi di ANC jóg jot na ci diwaanu Tëngéej nag ñoom it ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir nag bëgg yee askan wi ci Rufisque Nord waaye tam ci wàllu candidature yi rawatina nag ndaw ñi la ñuy sàkku ci ndaw ñooñu sax moom moo di dëgg-dëgg ñu daal di xool bu baax a baax naka la ñuy fale wala it ñi nga xam ni ñoom ñoo leen fas yéene yaay ngir ñu fal leen ci élection yi nga xam ne fas nañ ci yéene soobu ñu teewlu ki nga xam ni it moo jute boobule kuréel di Baye Mor Fall. jeunesse bi nag dañu war a conscient jóg taxaw li fi nekk fii ñu jële ko fi loolu ay waxe kese defu ko kenn ku nekk boo xam nga ne sama quartier dafa am ndox ñi ne sama quartier amu hôpital ma fajoo ñii kenn ku nekk di jàmbat bi nag pour man dafa doy li tax ñu bëgg a jëli mairie bi du dara lu dul sunu yéene ak sunuy xalaat ak sunu bëgg-bëgg mënuñu koo def lu dul yi nga xamante ne nii ñooy sokkul yi nga xamante ni moo gën a gaaw ci li ñu bëgg muy maire yi di département yi di lépp loo xamante ne nii mooy suqali doomu aadama foofu ñu dem jël jikko li nga xamante ne nii mooy yoon bi gën a gaaw pour ñu développer Sénégal mooy ñu jëli jikko ñi ak ay loxo yu set te loolu yomb nañu boo leen ñu joxee seen i carte yooyu. le mouvement taxawu sama gox bu ñàkkul rab nag fas na yéene xam leen ni moom la mu bëgg moom moo jiit ñu daal di dajaloo ci seenu biir xool dëgg-dëgg candidat bi gën na ca ñàkkul rab ñu daal di ko fay tekk moom it daal dina xam ne ni bu ñu ko falee bëgg na soppi xar kanamu ñàkkul rab rawatina dundinuk askan wi Mandiaye Ndiaye lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom. leen na rek moo leen war a ñor mooy développement commune Tivaouane Peulh ñàkkul rab ba tax na ci loolu may lancer benn appel. mooy leader yi déclaré candidature yépp bu fekkee ne dëkk bii moo leen ñor mooy nañu boole seeni doole ñu jiital waxtaan ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu waxtaan fekkee dëkk bi moo leen ñor. candidat am na ñoo xamante ne xam na ne ma ñu noo gañe seen kër kon donc bu ñu jël commune bi di si ute xaalis bu ñu jël commune bi du ñu font di tooñ waa commune bi dañu bëgg tey commune bi tey lépp lu ñu war a def commune bi gënal ñu ko lépp lu ñu mën a am nañu ko commune bi gënal. li ma bëgg ci commune bi mooy commune bi lépp jàpp li ma bëgg ci commune bi mooy commune bi ku bëgg a faju li ma bëgg ci commune bi mooy commune bi ku bëgg a jàngi. dem ci diwaanu Saly foofee nag coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi fa fas yéene xar ñaar ndax itam maire ba nga xam ni moo fa nekk di Ousmane Gueye ña bokk ca coalition ba bëgguñu président de la république daal di koy tabb ngir mu nekkaat seenu candidat jàpp na ni bilangam dafa daal di négatif te buñ ko fa sampee askan wi daañu def lu ñu duppee vote sanction boo liggéey ñu teewlu ay kàddoom ak Alioune Badara Sonko. ku ne xam na li fi daan am dañ daan jëli ay nit ay njaasaan ak fu ne ci àdduna di leen fi indi tey loolu jeex na Saly ndax kenn ku gis tey ay conseillers spéciaux yi nga xamante dañoo nekkoon ci biir commune bi ay conseillers municipaux démissionné ay adjoints au maire démissionné ay présidents de commission démissionné ñun il fallait que nag ñu jóg taxaw
parce que kat le président de la République Macky Sall am na loo xamante defal nañu ko ci wàllu tourisme tey jii ko gis plage yi nga xam ne dugal na ci 75 milliards pour sa réhabilitation il fallait que ñun nag ñu jóg rassembler la mouvance présidentielle ñëpp liggéey bokk ndey bokk baay loolu mooy objectif bi. Dias moom maire ba fa nekk bokk ci parti socialiste di Cheikh Tidiane Diouf la ñu bëgg falaat Alioune Badara Sonko ciy leeral. Dias dayoo bi nga xamante ne moom la am ci département bu Mbour waaye tamit taxawaayam ci wàllu koom faw ay doomam joxante loxo doon benn buñ sukkandikoo ci président mouvement Sekandour sans frontières moom nag jamono ji dafa jàpp ni faw ñu gunge ki nga xamante ne mooy maire bi fi nekk. jour ba ma leen waxee ne leen xalaat leen kan la ñu war a àndal foo leen ma joxañ pare naa ndax ñiy laaj bëri nañu ñëpp bëgg a ànd ak sans frontières. ba ñu waxtaanee la ñu teg sama loxo mandaté ma ko mooy président. ma ne leen la bayka ñu ne ma li ñu bëgg mooy coalition monsieur le maire ñu dem mu doon occasion pour maire bi sax daal di ci profito déclarer officiellement candidature am ci mairie bu Diass. ma taxaw fii di xaar investiture bi nga xam ne ñoom ñi may àndal jox nañ ma seen baat sañ naa taxaw tey nag ma déclarer officiellement ne je serai candidat aux élections yi di ñëw. parce que du man askanu Saafeen ñoo ma jiital. en tout cas li ci mën a am mooy depuis quelque temps ay mouvement de soutien ak ay parti ñoo ngi fësal seen candidature jëmale ko ci maire socialiste bi nga xamante ne jamono ji moo fi nekk muy Cheikh Tidiane Diouf. Boubacar Ly it moom moo di candidat ci mairie bu Thiès Nord ma ngay naqarlu ñàkkub tàggatu yi nga xam ni ndaw yi ñu ngi koy daal di dund ca googule gox jàpp ni it kon loolee day daal di yokk ñàkkum xëy yi ca ndaw yi ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko Sadio Abibouka El Hadj Diène. Thiès Nord 21 quartiers la ñu am maintenant constat bi ñu def mooy depuis quand même les indépendances amuñu changement bu bëri et on a beaucoup de jeunes yoo xam ne ay ndaw yoo xam ne ñu ngi fa amuñu liggéey amuñu qualification parce que dañu gis ni jeunes yi amuñu benn choix da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi dawal Jakarta sax fekk am nañ bac wala dem nañ université loolu nag lan moo ko indi mooy manque de qualification du problème mu xëy moo amul mais xëy bi en fait nit yi dañoo amul métier. léegi nit bu amul métier nag utum liggéeyam day xaw a compliqué nga xam ne dañoo teel a génne école ñu fexe ñu am ay qualification formation courte nga xam ne rapidement mun nañu insérer wu parce que Sénégal ñëpp xam nañ problème ouvrier bu qualifié daf fi am moo tax même si wàllu tabax da ngay gis problème mu qualité ci wàllu réparation auto fii ñëpp xam nañ ko donc yëpp moo tax tamit il faut ñu former nit yi comme métier doo chômer comme qualification doo chômer. ñu wax ci mairie bi Kër Momar Sarr ñeent fukki at a ngi nii mu koy jiite Jimbori Ka doyalagul ba tey fas na yéene yóotuwaat boobule mairie bu Kër Momar Sarr Benno Bokk Yaakaar ne ñu boobule coalition moo ko daal di investir Galaye si la suñu naataango ca Louga. gannaaw ñeent fukki at yi ñuy laam-laamee ne meeru Kër Momar Sarr bi jiite na ko dëkk ba ñu bari ci ay ñoñam nag dajawaat nañu ne ba tey moom la ñu wóolu Jimbori Ka ne dina gañawaat mairie bi le nangul naa leen candidat bi nangul naa leen inshallah nangu na dana ànd na wax yéen ñu dem élection te inshallah daañu gagné élection bi mooy liggéey bi nag moo ngi door a tàmbali xam nga élection bu ñu jëm du élection maire kese élection municipale ñuy tànn ay conseils municipaux li ma bëgg mooy bu ngeen ñibbee kenn ku nekk ci yéen na dajale mbokkam waxtaan leen bi am soi mais kii moom la ñu bëgg mu bokk ci liste conseil municipal bi maire bi nag ne dëkkam bi ci jàmm la nekk waaye nag dina gën a taxaw ci soxla askan wi Kër Momar Sarr kenn mënul werante ne mu ngi avancé ndax lépp lu ñu fi waroon def tàmbale nañu ko waaye inshallah lépp luy soxla naa ci gën a togaw danaa ci gën a liggéey danaa ci gën a jàpp ba lépp lu nga xamante ne mooy soxla doomu aadama yi ci wàllu niir ci wàllu santé ci wàllu lépp loo xam ne nekk na itti kale yi nekk itti max yi dama àndandoo ak yéen ba loolu ñu àndandoo dem ci président de la République pour mu fajal ñu ko te lépp ñu ko sant lu jëm ci population bi dana jot laaj kanam ñu bari ñi ànd ak Jimbori Ka yi nag kóolute la ñu am ci Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañu ñi leen daan kontar démb tey ñu bari ñi ngi ci seen ginnaaw. directeur général bu SICAP moom dafa daal di génne ab téere boo xam ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci ay page daal di am téere boobee nag lépp lu jëm ci wàllu Tambacounda la ca daal di sóob lu toll ci ñaar fukk ak juróomi proposition mu daal di ko cay def moom Mamadou Kassé daal di xamle ni it buggul Tambacounda des gannaaw ci wàllu jëm kanamu Sénégal candidat la ca boobule mairie waaye lu président Macky Sall def mu daal di ci ànd ak moom ci dogal Modou Samoura mooy suñu naataango ca Tamba.
déggalu ci qualité boobu le élément ca Sadio la ñuy daal di dem foofee nag njàqare moo fa daal di am ndax njéeréer yi waaye tam ñi nga xam ne dañuy xëccoo suuf daanaka nangu nan la ëpp ca moom ba li nga xam ne moom moo di mbay mi ren mi demee wu ni ñoom baykat yi nag daal di boo moytul xiif di leen ñoŋ waaye tam seenu ko jur yi organisation bi di aar sunu moomeel ak maire ba ñi ki noonu it yëngu ci wàllu mbay mi dem nan saytu ji lan dëgg-dëgg mooy jafe-jafe bi waaye tam naka la ñuy def ba mbay ma ñoŋ ca googule gox Abdoulaye Diagne lañ ci àndal. ci bokk moomeeluk Sadio soccet yi ñoo fay jaaba jonge gàncax akum ñax far nañ ko ci tund wile. soccent yi lekk nañu tool yëpp weddi gis bokku si ndax gis ngeen li amul yenn doom am na tool yoo xam ne lekk nañu ko ba mu seey bi ñu paree si tool yi dañu attaqué ñax mi. jamono yooyu le ñu fëgg seen gémmiñ di reeteet. sàmmkat bi tiit na baykat bi tiit na ñun ñi nga xam ne aussi ñoo leen ne seen kanam tiit nañu. kenn natablewul ne xiif dina am ci réew mi. gis ci lu nu mel ñàkk fulaal mbay mi ak càmm gi. Sénégal ba mu daj ci 45 départements yi 14 oto DPV moo fi am. dégg nañ suñu ministre bi mu ne am nañu sax ay hélico yoo xam ne lii moo ko tax a jóg. tey ñu nekk ci jafe-jafe bii. lu ci mënti am ñi ngi artu. ren nañu ñu dimbale ba seeni chiffre nañu ko téye buñ ñu waxal loo xam ne amu fi tëdd ci seeni bureau seeni kilim toog. xayma li nga xam ne moom lañ joxe ci jiwu xool lan la war a produire te seen jiw yooyu mu ngi ci seko yi ne gadd kenn joxewu ko parce que baaxul suuf kese la ñu jéem koo essayé wax nit ñi ne lii lañ am ci nawet bi loolu dama ne du wax du am. ne lu ni mel du Sadio rek mi ngi bëgg a laal ay tund yu bari ci biir réew mi. naaw njéeréer yi bu ñu feesee dee la ca Sadio boobu nga xam ni itam moom moo di chef bu base bu DVP ca Nganda daal dinay xam ne ni équipe am yi teewoon nañu fii ngir daal di saytu la nga xam ni itam moom moo di njéeréer yooyee waaye tam la tax mënuñu leen fagaagal moom moo di ñàkk moyen ngir mën a am jëmtukaay ya war ngir mën a gàntal njéeréer jëf ju bon ja ñuy def lu jëm ci mbay mi foofee fii la ñuy ndar képpee pàcc bu njëkk bu xibaar yi ñu soobu ci geneen pàcc bi mujj li ci yéene kaay des na ci ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara. Bismillah coowal D-Media gi la waa lii lan la Dakar Times de Macky Sall day dafa bëgg a xot Bougane Gueye Dany maar di tali rawatina nag ak élection yi nga xam ne kon moom la ñu jublu boo bëggee dégg dëgg daal xaxar la rek acharnement la tribune yéene kaa ne ay huissier ak ay gendarme day waaw lañ yónnee démb nag ca D-Media googee nen nañ leen xayma matériel bi nga xam ne moo nekk Sen TV ak Zik FM gi la ñaata la inventaire ba waaw dama ne la gis nga liquidation gi nga xam ne kon moom la ñu yëkkati ni le ngir daal di caxat-caxate yàqate kon waa D-Media mbir mi gaa ñaa ngi koy gaawal jéego yu ngand sax ci dogal boo xam ne day lees waxul lañ ca biir laa la wax te gis nga nag buñ paree ca inventaire googe waaw nangoo matériel bi ci boppam kon foofee la gaa yi jëm ar di tali ya ilaha illallah waaye yow lan moo tax acharnement bi looloo jaaxal ñëpp Barthélémy Dias ne mënuñoo sacrifier caxat-caxatee benn groupe de presse parce que rek yow da ngaa bëgg liquider benn homme politique aya bi mag sat la Cruz le mandat yéene kaa ne gis nga coow lii nga xam ne moo dox ci diggante nguuru Sénégal geeg D-Media waaw mbir mi weesu na li gaa yi di xalaat de weesu na lu gaa yi di xalaat laa la wax Direct News de waaye njiital gëm sa bopp gi lée Bougane Gueye Dany mbaadu day déranger nguur gi di pouvoir bi looloo jaaxal ñëpp les fa yéene kaa ne en tout cas benn huissier ak ay gendarme day waaw la ñu yónnee démb ca kër ga laa la wax waa D-Media ñi ngi naqarlu kon tëf ci ni mel ba noppi di xam le ne yore luñ kenn bor laa la wax ci wàllum impôt bi waaw libération yéene kaa ne xanaa xamoon leen ni gars yi jéemoon nañ ko juróom-ñaari fan ci weeru octobre bi ñu génn démb nag ñu yónnee waa huissier ak ay gendarme ngir xayma matériel u D-Media googe ñaata la toll inventaire ba bu Sen TV waaw te gis nga nag boo bëggee dégg dëgg Bougane Gueye Dany léegi gars yi fanweeri fan lañ ko may maanaam weer 30 jours lañ ko may mu dem fay bu fayulee matériel u Sen TV bi ci boppam D-Media dañu koy nangu allahu akbar la ilaha illallah dama ne la 30 jours lañ ko may de lu ko may rek maar di Italie problème yaa ngay démarré nag problème ba kay ma nga ca biir justice ba laa la wax ubbil enquête yéene kay ne ñu gis nga justice bi lée bale ba ca boppam ñoo leen tënk jàpp leen en otage mënuñoo dem mënuñoo dikk maar di Italie waaw ma ne loolu ëpp atu yàllaa ngi nii conseil supérieur de la magistrature gi lée réunion wuñu te gis nga conseil supérieur de la magistrature googee waaw xam nga lan la ay texam wax mooy ne gën a gàtt at bu ne war nañ caa réunion ñaari yoon dégg nga de ay poste yu baree bari laa lay wax ni lée amul ko fa toog ay poste vacant la te loolee nag mooy yàq liggéey bi nga xam ni kon maanaam ma nga ca wàllum justice googee 24 heures yéene kaay nee na waa ñoo lànk day ñoom Murtada Seck waaw nee na ñu Macky Sall mais lan lay xaar pour fal doyen des juges bi la te bu ñuy fal tam nañu fal ndaw yi jàng nañu compétent nañ les jeunes waaw Macky Sall na bàyyi màggat yi nga xam ne kon nañoo retraité
te mu leen di fal exemple Mamadou Badio Camara ngi nii te conseil constitutionnel waa joojee kañ la retraité yàgg na Mourtada Seck ak ñoom àndal ak ñoo lànk googee waaw nee nañu tukki yi nga xam ne président Macky Sall kon mi ngi koy tukki di dem ci bitim réew waaye bu dellu see du jàkkaarloo askan wi lee wax leen ne leen fa ma tukki woon lii laa fa jëlee ak lii ak lee def compte rendu am njàmbaarte jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi yéen de kon xamoo leen Macky waa ñoo lànk ne étudiants yi nga xam ne dañ leen a dàq mais lii nekkul dara lu dul wàllum fay wante rek mel ni kuy jël seen revanche cleaning day ay set setal yéene leen rato yi bale yi ñuy set setal loolu xam nga gis-gis gu gàtt ci ku bëgg a jëmale réew kanam gis-gis gu gàtt weesu lii set setal Walfadjri ne troisième mandat ba day coup d'état Mahmoud Saleh baa ngay raam le coup d'état rampant de Saleh Mahmoud Saleh ci Vox Populi ne yéen waa APR ak suñu gàngoor laay waxal gis ngeen candidature Macky Sall ci 2024 bi lée daa dépendre ci résultat élection locale 2022 way Samba Mahmoud Saleh ne waaw si on perd ces élections ce n'est pas la peine de continuer bu ñu ñàkkee élection locale yi mais jaratul ñuy continuer laa la wax naan Macky Sall yeggale ay projet ak lu ni mel parce que résultat élection locale yii mooy atte coow li ci troisième candidature Macky dégg nga li Mahmoud Saleh wax waa ji yemu ci parce que borom coup d'état rampant nee na am na ci ay opposition yoo xam ne duñu gis lu baax duñ ko wax xas kilifa diine yàq réew mi booloo bi ci Sénégal ñu tas ko ñooñu dañ leen a war a gas suul leen mooy waa Yewwi Askan Wi la Mahmoud Saleh ne waa Yewwi Askan Wi dañoo war a gas suul leen bu dee nag ay wàllu Sénégal mooy bu ñoo Abdoulaye Wade bi waaw ñooñu sax mën nañ leen a nangu daal wàllu Sénégal waaye gis nga wàllu Sénégal jooje tas na mardi Italie last parce que Papa Diop day daal dina gedd na génn na wàllu Sénégal déposé na tamit caution Vox Populi ne Papa Diop day bàyyi na Abdoulaye Wade de dem na de ba nuppi déposé caution critique yéene kaay ne wàllu Sénégal googe bu PDS ñoom it fay nañ seen caution laa la wax sur quotidien ne gis nga élection yi ci Ndakaaru Ndiaye jël Diop waaw capital bi tere nelaw coalition yi laa la wax critique yéene kaay ne Barthélémy Dias candidat par force wala mbong lu critique yéene kaay ne taxawu Dakar lalal nañ tapi rouge Barthélémy Dias nee nañ ko yaay suñu candidat waaw parce que commission d'investiture département bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop nee na Soham Wardini fii mënoo fee nekk candidat déet waay réew mi quotidien ne Soham Wardini kay lañ ko defoon lañ ko defaat nee nañ ko sa candidature bi mënul jàll ci Yewwi Askan Wi le quotidien yéene kaay ne Yewwi Askan Wi day kalaame bi nga xam ne kon Cheikh Gueye bu LD kalaame woon na ko recours ba mu dugaloon ngir ñu niilal procès verbal boobee nga xam ne moo daal di dëggal juróom-benni candidature yu Yewwi Askan Wi nañ ko dindi waaw commission d'investiture bi démb génnee nañu ab tontu de xamal Cheikh Gueye ne ko loolu weesu na l'info yéene kaay ne candidat à la candidature bu Yewwi Askan Wi ci Dakar waaw Barthélémy Dias rof na galgal de Soham Wardini maar de Italie dëbb na ko li njaade Barthélémy Dias kat fi mu nekk di lee moo jàll parce que candidature Soham Wardini ba muy ñëw fekk nañu tëj buntu ya for close te waa taxawu Dakar tam xam le nañu ne Barthélémy Dias mooy seen candidat yéene kaa gi ne mais daw deuxième bi nga xam ne Khalifa Babacar Sall daal dina koy daw moo jur coow li lée diggante Barthélémy Dias ak Soham Wardini l'observateur ne taxawu Sénégal mais bataaral gi nga xam ne moom la Khalifa Sall nekk ni lée mais lii moo doy waar Barthélémy Dias ne déggoo leen ma dëggalaat fi lée xamal nit ñi carrément ne fañ nekkoon tuguñ fa suñu candidature bi amul dellu ginnaaw sursaane waa taxawu Dakar kay Barthélémy Dias lañ tànn de laas ne Aïda Sow Diawara day ma ngay bax deretam nga tàng jar parce que Aïda Sow Diawara nee na xel xalaatul sax APR ñooy franklaayu di jël kon commune yëpp journaliste bi ne ko Alioune Sall nee na yéen ay xuusma ñàpp ngeen Aïda Sow Diawara ne ko déedéet booleewuma ci de moom waa partem lay waxal Alioune Sall xaw ma kan waaye man moom Aïda Sow xam na sama njariñ barki dee moo njaay rek la taxaw fi la di ma tagg